jàpp leen ne ñoom ñëpp ñoo yem nii la ñuy continuer ne leer na ñoom bëgguñoo informer sénégalais parce que mënu ma nangu ab suñu société nationale am plus de 30 milliards de pertes les journalistes sax ñemewuñ koo jël teg ko wax ko il a fallu que le DG génn wax ko te DG ce sont des pour des comptes personnels moo taxoon mu wax ko pour détruire Maître Moussa Diop mooy tax moo génn wax ko parce que man défendre Maître Moussa Diop je m'en fous de lui lijjantiwuma ko sax bëgguma ko sax lijjanti bëgguma ko xam je m'en fous waaw Ibrahima am problème merci beaucoup yéen ngi dégg mais tey jii gestion boobu noonu kan moo ciy perte Dakar Dem Dikk gaañ société nationale société ba nga xam ne nii plus de 700 biches état jënd ko tekk ci loxoom mënul am benn bénéfice je me rappelle am na sama benn prof moo doon wax ne ma nan ngay jëlee ab magistrat di ko jox muy gêne transport alors que y a des docteurs en transport yu taxaw fii Dakar Dem Dikk ngay gis kese muy daw ci télé bi vide di def ay aller retour di vide ban sens la am en réalité amul sens Ibrahima Kowar boo bëggee suñu président bu bëggee ñu respecté ko day respecté boppam waaye président ba nga xam ne lu mu wax du dëgg maanaam tant que ni sénégalais yi ñoom scandale amul seen biir ñoom duñu ko siiwal wax sénégalais te li ñu yor sénégalais yi ñoo ko moom li ñu yor di ko joxe sénégalais yi ñoo ko moom président Macky Sall amul ñaar dërëm keneen amul ñaar dërëm li ñu am moom mooy xaalis sénégalais leen téye di ko passer fekkee nag y a des sénégalais yoo xam d'accord na pour ñu passer sénégalais parce que ñu ngi leen di may ay sandwich wala ñuy ñàkk fayda wala ñàkk fayda ba leen di jox ay juróomi ki junni wala jël na ngay fay ko si 200 000 wala si 300 000 jàpp na yaa ngi trox jàpp ne li ngay lekk riba la jàpp ne li ngay lekk daganut ñàkk fayda mënut a weesu loolu xam nga li gënoon ëpp solo mooy permettre sénégalais bi mën a entreprendre lu ëppoon solo mooy permettre sénégalais bi ëllëg mu mën ci génn moom espoir bañ a butti gaal gii wala bañ a butti géej gii ma toog di am di jéem a xool feneen mais tey jii xoolal Dakar Dem Dikk ñu ne 30 milliards perte la am les gars vous imaginez 30 milliards de perte boobu ba léegi kon 30 seen xool ay perte la tegale woon ay année mais ci ban année la personne 30 milliards ban année la personne 10 milliards ban année mais on est au courant de rien du tout au sein de notre propre pays suñu société nationale di am perte yu ngand yooyu mais ñu jëlaat suñu xaalis di ko investir est-ce que société boobu sax duñ ko tas benn yoon duñ ko tas noppalu est-ce que duñ ko tas Dakar Dem Dikk nga xam ne instant bi nii non seulement dafa waroon a récupérer lépp Dakar Dem Dikk nga xam ne dafa waroon a récupérer lépp transport parce que ils ont les am nañ moyen bi am nañ logistique bi am nañ capacité bi mais leen mooy problème bi mooy ci préfère nga jël fa ka nga xam ne da nga ko fay teg ka nga xam ne ni c'est pour faire la politique ka nga xam ne ni c'est pour faire sa promo ka nga xam il est là pour génne xaalis tey campagne sa xaalis gañe nga léegi ànd ak yow tey mu ngi ne nga xëy di ko yàq parce que en réalité bu doon Maître Moussa Diop mu ngi ci fa ba tey kon 30 milliards yooyu noonu te perte yooyu du mës a feeñ dañ koy jël ba ko ci biir sa mbokk ci biir Sénégal du nekk au courant ba pare yàggaa jëlaat suñu taxe suñu école ñaata abri provisoire ñoo fi nekk Sénégal 30 milliards yooyu noonu imagine ngeen ñaata collège ñaata lycée la mënoon a defar ñaata poste de santé la mënoon a defar mais gars yi ñaata milliards lañ jël def ko ci biche yi def ko ci plus de 700 biche Dakar Dem Dikk mënut a jóg ñaata c'est parce que ñu recruter baaxul nangam xam nga tey ji nan waxante dëgg pour jox leen benn idée rek bu ndaw dafa am Dakar Dem Dikk ay postes yoo xam ne nii daf ci am solo mën ñu ko bañ a jël waaye am postes yoo xam ne nii ce sont des postes politiques exemple tey jii nga jël logistique rek bëgg sa logistique dox gars yi d'accord naa chauffeur bu ci ne biche bu ne nga recruter ko 2 chauffeurs mais biche bu ne nga ne da nga koy recruter ñaar deux receveurs gars yi te technologie di avancé mu leer na receveurs yooyu tey nga def CDI ci kanam tuuti technologie na avancé telle sorte nga xam ne day dugg rek la portable am teet dugg dem toog place am soxla receveur nga defal ko CDI ëllëg kooku amul sens en réalité amul benn sens en réalité mais pourquoi amul sens parce que Sénégal ni ñu nekkee la Sénégal façon de faire bu ñuy def ñu toog ba mu yàgg ñu ne yoroon na fournisseurs yi 7 milliards de francs CFA les gars ñu ne am na plus de 200 lan comment dirais-je 200 personnes yu ñu employé yoo xam ne c'est fictif yoo xam ne amul les gars 200 personnes l'État du Sénégal n'est même pas capable xam fu 200 personnes ne waxuma ne dangam de ñaari téeméeri nit fu ñu nekk ñu jël leen te ñooñu dundul ñu existé wul État du Sénégal capable pour xam ne lii ay contrat yu fictif la wala yu fictiful ba pare État du Sénégal kon ne di ko jël suñu société nationale bii xam moo ko war a audité teg ko ci yoon muy ko ne di fay mu leen mu xaaral mais d'accord loolu lépp am na mais bi ngeen paree est-ce que jël ngeen Maître Moussa Diop traduire ko en justice est-ce que porté ngeen ko plainte est-ce que teg ngeen ko ci yoon loolu mooy gouvernance su Macky les gars boo bokkee ci moom sàccal waxal lu la neex defal lu la neex du mujj ndey fenn ngeen jégal ma ci kàddu gi mais sa xol day jeex je suis désolé du sama genre du man maay waxee nii mais des fois dafay mer jëlal bokkoo ci Macky jëlal utal 5 millions contrat fictif
utal perte yu am ay 1000 milliards de pertes garaawul tant que yaa ngi ci moom garaawul mais génnal ci moom kii ci ko tuuti ñu jël loolu teg ko ci la fa waa léegi pare ngeen est-ce que Dakar Dem Dikk porte na plainte Maître Moussa Diop est-ce que l'État du Sénégal porte na plainte est-ce que les responsables sont situés léegi kan mooy supporter coup yooyu noonu kan mooy supporter perte yooyu ce sont les Sénégalais te bu fàtte nee nan l'État du Sénégal moo fayoon li nga xamante ni dem ci conférence de presse bi de moo fay salaire yi bi muy soog a ñëw waaye ñun damay laaj société bi nga xam capable fay salaire yi est-ce que société boobu jar na muy exister en réalité wala ba exister ba njariñ amal sénégalais yi nee nañ plus de 100 biches moo paan taxaw gis nga li ma waxoon naa ko waxaat gars yi sénégalais yi ngeen di gis ñun ñu jiite xamuñu priorité ñu ñu jiite xam lan mooy priorité gars yi ñoo koy dagg mais anyway parce que priorité mooy lan priorité mooy nga sa xaalis nga koy dugal nga xam ne li boo ko jëlee day jëriñ askan wi ilaa yow mi diini mais gars yi lii war leen a bett ku jël 1500 wala 1800 milliards def ko ci TER mi poussière nga jël 300 milliards def ko ci lan ci BRT entre lan Guédiawaye ville point très bas Guédiawaye ville 300 milliards 300 j'ai dit 300 milliards de francs CFA gars yi war na leen bett bu Dakar Dikk day am problème bi transport bu ñuy forcé secteur transport bu ñuy forcé Sénégal te nga xam mënuñu ko aayuñu ko ngir yàlla duñ ko bàyyi mu ngi bëgg a yóbbu yomal xayaam gars yi def leen calcul bi 1800 milliards gars yi s'il vous plaît jëlee prenez vos machines 1800 milliards plus 300 milliards ça fait ñaata gars yi ñaata nga jël teg ci 300 milliards yi de pertes yi non attends pour moi 30 milliards de pertes yi Dakar Dem Dikk nga calculer ñaata coût lañ jël def ko ci Dakar Dem Dikk dina bëgg a rey ak ñaata yoon la état du Sénégal fay salaire yi ça veut dire que transport Sénégal lekk boobu ba léegi rek mu ngi consommer plus de 3000 milliards de francs CFA wala 2000 milliards de francs CFA moitié budget Sénégal actuel transport Dakar rek mu ngi koy consommer les gars est-ce que yéen ngi may dégg bu baax ou pas xalaat leen bu baax dama ne transport Sénégal ci diggante Macky 2014 wala boog 2016 ba 2020 4 ans rek transport Sénégal rek ci sunu xaalis ñun waxuma ñun ñu génne ñun comme bénéfice mais sunu xaalis ñu ci dafa gudd te amagul retour d'investissement gars yi ëpp na plus de 2000 milliards de francs CFA boo xam dañ ko ciy def te amul retour d'investissement jëriñu Sénégalais dara te transporté wul Sénégalais aidé wu leen ba tey Sénégalais ci bisi pandémie wala ñàkk pandémie ba tey teewul Sénégalais ñu ngi tàccaloo ci bisi ba tey ñu ngi am problème ba tey embouteillage rek la woon problème embouteillage bi kañ la ñuy yeewu kañ la ñuy xam ne état bi xamul priorité kañ la ñuy xam ne état bi na ma yàlla jéggal Mickey la ñuy seetaan état Macky Sall Mickey la ñuy seetaan fi ñu toll nii ñun dañu jàppee ay Mickey taal seen télé toog fee palais di seetaan ay Mickey en réalité Mickey la ñu jàppee ay samba ay lëg la ñu jàppee parce que fekkoon jàppee wuñu ay samba ay lëg dinañ xam ne ay nit lañ yor yuy xalaat yuy gëstu di teg di conscientiser sénégalais yi mais nag malheureusement fekkoon dañoo jël presse bi dëgg ci suuf dóor ku wax ci presse bi ñu nangam la wala boog nga ànd ak ñoom di aylu mais jëlee ñi nga xam ñooñu journaliste d'investigation yi ku nekk ci ñoom ñu bunu xatal la bañ a ko suñu journal national sax dañ koy politiser jox ko nga xam day def faire de la politique day promouvoir li nga xam te ni moom mooy lan moom mooy les réalisations du président Macky Sall ok mais dafa am réalisation yu baax ak yu bon lu tax yu bon duñ ko promouvoir lu tax yu bon duñ ko génne duñ ko mettre en nu RTS pareillement RTS depuis kañ la parti RTS di encaissé ay pertes ñun kañ la ñuy xam priorité xam ne lii moo am solo lii amul pro solo kañ la ñuy xam priorité informer juste dimbale sénégalais bi mu comprendre li xew ci biir dëkkam dimbale sénégalais bi ci dëkkam mu comprendre xam enjeu yi pour ëllëg mu mën a def le bon choix mun ci génn kañ la ñuy comprendre ne ñun on est libre on est puissant kañ la ñuy comprendre Macky Sall benn nit la moom la Marème Faye Sall ñetti doom ñi 5 personnes moom Sénégal Mansour Faye ak quelques doomam ñu toog di xool kañ la ñuy comprendre ne ñun dañ cee war a mën a génn kañ la ñuy comprendre am fulla kañ la ñuy diñ am valeur sans Macky Sall da ngeen doon dund après Macky Sall da ngeen di dund kañ la journaliste di gëm boppam xam ne oto bu rafet du fin en choix mais li fin en choix nan ngay joxe sa doom lu leew ëllëg mu jàng mën a tekki jox la lu leew yow it kañ nga ki nga xamante ni moom mooy informer juste xam ne moom li mu yor dafa puissant li mu yor nekkul nga xam mais daf ko choisir pour informer pour conscientiser dafa yor li mu yor dafa noble kañ la koy comprendre ça veut dire que Maître Moussa Diop gars yi tant que démissionné wutoon du ngeen xam ne 30 milliards de pertes du ngeen xam ne 7 milliards yu mu yor fournisseurs yi du ngeen xam ne am nañ 200 contrats yu fictifs yooyu yëpp ko nar lu ko woon a xam et pourtant Macky yëg na ko mënoo am renseignement généraux man damay demander est-ce que dëggantaan Macky sax mu ngi yëg biir palais lii xew biir salle de bain est-ce que mu ngi sentir sax ndoxam muy wàcc ci comme biir salle de bain est-ce que mu ngi koy sentir en réalité
zéro respect ci ñun nga jël ko xool jël leen par exemple programme comment dirais programme éducation sexuelle bi nga xam ne tegal nañ ko Sénégal depuis combien d'années les journalistes sont au courant waxuñu ci nekkuñu ci sensibiliser wu teguñu pression état pour lan nu ñu koy tegee pression mooy leen informer population ba xam nañ danger bu ci nekk depuis combien de temps loolu amul ba il a fallu que les jeunes ñu nekk ci réseaux sociaux yi ñooy gën di publier di teg pression boobu ñu teg moo tax les journalistes yi intéressé wu ci tant que les jeunes ñu nekk ci réseaux sociaux yi teguñu yëg amu informé wun teg pression dénoncer ay affaire xoolal journalistes yi duñ ci bind seen yoon na wu ci lijjanti wuñ ko ils sont là à inviter des Pawlish et des nit ya nga xam ne nii ay Ouzin Keita des choses ya nga xam ne nii vraiment day ñàkk fayda ñu jël ko mel ni Aïssatou Diop Fall mais mu plus nul quel mos a existé Sénégal mais léegi xool day doon sax instant ñu koy teg ci ay plateau télé muy toog di wax tellement nul la mënut a wax yoru dara charisme journalisme yoru benn comportement journalisme tellement nul et con à la fois nga koy jël di ko invité sa plateau man je me demande mais normal TFM roule avec Macky normal Sen TV Macky mu ngi koy bundu xatal il est obligé de rouler bu dee ñoom amuñu seen fulla normal Walf TV amul doole bu war a am tey jii bu mujjee day séddee normal mais xam nga li problème bi mooy comme que ñun leer na ne amatul ay magistrat comme que ñun leer na ne ñun amatul ay journalistes yu ñuy informé juste comme que ñun leer na ne ñun amatul ay police yu ñuy sécuriser parce que ñoom ils préfèrent sécuriser Almadies comment dire Point E et autres ñun kenn duñ gis sax ku ñu sécuriser comme que ñun waaye ñun dañ lay am suñu fulla kon ne nekk suñu di dénoncer des choses mënu ci mën a génne parce que ak loo mën di wax ak lu ngeen mën di def dama ne ak lu mën di doon wallahi wër kitaab bi ba fu ngeen woo ak fu mën di dem dama ne les financements de parti Pastef ce sont des financements à saluer ce sont des financements yoo xam ne dañu ko war a promouvoir parce que doon na financement yoo xam ne dafa leer tegu ci yoon est-ce que loolu waroon na nekk débat kon ça veut dire que bu Sénégalais te commencé wutoon financer seen parti kon débat boobu noonu du am kenn du ko soulever kon débat boobu noonu kon di ko teg ci marché bi kon débat boobu kenn du ko teg ci place publique bi mais il a fallu que Pastef génn wax wala Pastef génn def benn action ñu mën a commencer débat boobu noonu mais depuis quand débat boobu mu ngi fii ñam wu leen ko wax vous n'êtes même pas capable de serrer vos ceintures xam ne ay góor yàlla ngeen xam ne ay sénégalais courage pour wax loolu mais non il faut que Pastef génn soog koy wax ngeen soog a commencé wax nangam te bu ngeen di génn di ko wax du ngeen ñemee wax ji de ne li Pastef def lu rafet la li Pastef def dëgg la li Pastef def nangam parce que xam ngeen ne yéen ay journalistes ngeen xam ngeen ne ce que Pastef a dit c'est quelque chose de juste ce que Pastef a dit fait c'est quelque chose yoo xam ne tegu na ci yoon ak lu mën di xew ce sont les Sénégalais qui ont pris les 10 000 1000 francs ñëw teg ko ci yoon ñëw financer seen parti loolu Macky Sall na ko essayé na ko keneen essayé la ko keneen def bu boobaa ñu bàyyi suñu milliards yu ñuy sàcc di ko may Sénégalais yi te priorité bi mi ngi ailleurs priorité bi mi ngi ci santé bi priorité bi mi ngi ci éducation bi priorité bi mi ngi ci formation professionnelle bi priorité bi mu ngi ci bien-être sénégalais bi priorité bi mu ngi ci sécurité sénégalais bi priorité bi mu ngi ci lekku sénégalais bi en réalité mais le problème mooy nekk mooy ñun sénégalais ñun tamit bu ñu xamoon priorité mooy lan parce que tu vois des jeunes yu taxaw yow en tant que jeune buy xeex pour le bien-être de tout le monde ay seen moromu jeune di leen xeex parce que les jeunes yooyu noonu ñu ngi leen di may ay 2000 francs 3000 francs mais c'est honte c'est dégueulasse kañ la ñuy dem kañ la ñuy dem et le pire dans tout ça Sénégal économiquement nekkul sax à genoux nekkul à terre mais dañ ko enterré économiquement dañ ko enterré dañ ko gas dañ ko suul il se permet ñu ne dañuy defa tey couvre-feu mais gars yi na leen wax de couvre-feu boobu ñu def tey ana sens bi est-ce que virus bi instant bii nii tëdd na nelaw déedéet est-ce que virus bi taux de létalité bi nga xam ne nii dañ ko octroyé maanaam taux de mortalité bi nga xam ne dañ ko jox ne moom la am est-ce que am na ko te gars yi sama logique waxoon naa leen ne barke alxuraanu karim Sénégal vaccin yi lay commandé bu nekkul Pfizer ARN messager wala ya nga xam te ni soit Union européenne ñoo ko def nangam dem ne Union européenne sax commencé na xoolal ani désaccord ci vaccin yi Australie pareillement mi ngi commencé arrêté vaccin yi parce que vaccin yi dañ koy cuuj nit mu dee dañ koy cuuj nit même pas 2 heures de temps mu dee mais tey jii Sénégal lan qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris nos milliards commandé des vaccins pour un réel tout non pas nos milliards mais ils ont pris les milliards des bailleurs yi nga xam te ni mosuñoo jub des bailleurs yi nga xam mosuñoo jub des bailleurs yi nga xam ne dañoo bëgg a egg ci seen fin des bailleurs yi nga xam ne dañoo bëgg a vacciner Sénégalais de force ñooñu leen jël forcer leen li nga xamante ni moom mooy lan ñu force ñu vaccin yi Kéba man su ma noppee nga noppi Sénégal toj il faut ñuy wax ju consciente suñu yaay ñun loolu moo ñu tax a jóg dégg nga xaw ma jibee kawee dégg nga bu ñu noppee du baax
muy yow muy man dañoo war a wax mënuñoo ñàkk wax amuñu choix tey jii vaccin yooyu noonu ñu ngi koy forcé newoon naa leen ñoom seen schéma lii la bu yeboo Sénégal yëpp bàyyi ci xel tey ñaata ngeen gis on vous a parlé de 100 nangam cas communautaire c'est ça qu'on vous a dit les gars barki alxuraanu karim da leen di ànd confinement général par force barki alxuraanu karim da leen di bàyyi ngeen génn manifester ñu ne ok dégg nañ ni ngeen di yuuxu léegi dalu leen ci kër yi léegi ku bëgg a génn la vacciné nga génn les personnes âgées yi ñuy vacciné barki alxuraanu karim ku ci bàyyi ñu vacciné sa yaay bul sax sonn suba day xëy dee attunu ko kuñ ci vacciné sa doom day xëy jaasir ma ne gis nga information yi ñu joxe c'est pas vrai c'est pas juste on nous parle des morts tous les jours 5 morts mais dama ne dialyse insuffisance rénale ñaata lay rey par jour malaria ñaata lay lu rey par jour fii en Afrique dama ne cancer ñaata lay rey par jour barki alxuraanu karim ñoom waxuma la ay 8 mais ñoom ay 40 la ñuy demal bàq ya barki alxuraan embouteillage dafay am embouteillage pour enterrement yi dafay am tudduguma Yoof tudduguma Tivaouane tudduguma Kaolack tudduguma Thiès tudduguma Dakar fii tudduguma feneen ñaata nit ñooy dee foofu noonu ñooñu tey kenn lijjanteewutu leen kenn lijjantewu seen sort kenn faaleetu leen en réalité ren di ñu forcer coronavirus ak ay vaccin yu ñu bëggul Macky Sall vacciné wun far force vacciné wun far force vacciné wun pour nga dégg mu leer quel que soit loo mën di teg même si s'agit dañuy renvoyer suñu direction yu ñu nekk wala fu ñu liggéey vacciné wun dañu mës a vacciné wu te fu ñu fekk ngeen di vacciné nañ yàq seen der nañ wax sénégalais nañ leen vaccin yi baaxul di leen conscientiser sénégalais yi parce que ñoom seen débat loolu la mooy ils vont commencer par personnel santé bi vacciner leen bu ñu paree dem ci personne âgée bi ak jeunes yi ba pare dem ci militaires yi ak paramilitaires yi ba mu ci corps enseignant bi ba pare soog di dem ci commerçant yi ak transporteurs yi par force noonu lay demee noonu la ñuy forcer affaire yi ndax ñoom émédi yi da leen arrangé émédi yi ñuy def ñoo ko tey dañuy denc sénégalais yi ba def confinement su ko defee sénégalais yi gën a mer yuuxu génn bu ñu yuuxoo génn ñu leen d'accord léegi leen dindi affaire bi léegi comme que maladie bi mu ngi ak ñun te mënu ñoo économiquement on est faible économiquement mënu ñoo bañ a dund ak feebar bi qu'est-ce qu'on va faire les gars mooy dañ leen di vacciner bu leen vacciner kun vacciner mën ngaa génn amatul problème léegi ñoo leen ñu vacciner li ngeen mën a génn doxi seen soxla confinement bi ay couvre-feu état d'urgence mën a jeex c'est ça notre plan boobu la ñu bëgg moo tax ñu xëy di lu fen naanu ay 158 ay 100 ay 300 nangam ay cas nangam ak nangam ce sont des mensonges par excellence c'est pas vrai du tout c'est pas vrai du tout ay cas communautaire mais où sont les 1000 milliards qu'on a mis ba ci Covid-19 bi on ne parle plus d'héberger les gens ci benn lieu xoolal boobu ba léegi dama ne ay temps bu ñu am ay 30 40 lan defoon ay cellules d'urgence def ay Touba ay nangam anam yooyu defuñu ko sax ils n'ont même pas fait ça ay cellules d'alerte ils n'ont même pas fait ça jox ñu leen budget taxawaaluun ça veut dire que ñii dañoo am ci benn logique bu ne mooy lan jàpp leen Sénégalais ay Mickey ay Samba ay Lek ay Zimba ñu ne na leen yuuxu ne temps cas communautaire mu am naa nangam nan confiner Sénégalais yi na leen jël confiner leen forcer leen vaccin yi par force ñu ay dof lan ñun tamit ñu continuer nangoo nekk ay dof yooyu ñun tamit ñu continuer nangoo nekk ñooñu nga xam ne lu ñu jox ñu consommer journalistes yi con yi heure bu ñu xëyee relier ces informations sans autant que ñu dem vérifier ces informations teg ci point d'interrogation parce que am na possibilité vérifier ko am na possibilité dafay investigation ci lan ci comment dirais-je ci loolu gouvernement bi dinu jox depuis quand le gouvernement nous donne des statistiques fausses depuis quand gouvernement bi dinu jox ay données yu nekkul depuis quand gouvernement bi dinu fen depuis quand ay gouvernement bi di génn wax li suba mu génnaat leen dama ne fii leen génnoon yàggu dara ne Dakar Dem Dikk mu ngi ci état bu baax état de santé bu baax tey est-ce que démentiruñ ko ñoom seen bopp mais des journalistes sont là toog bëgg nañoo bind bëgg nañoo am ay audience nangam toog fay génn ko lu ñu def toog fii dañoo taf génn ko fii nii taf gars yi def conférence de presse tas na jëlul la peine dem d'introsé diir yooyu noonu ñu dem introsé ko dem creuser ci biir topp kooku nga xam ne ni Sénégal boo bëgg tey fen sax boo convoqué journaliste da nga koy hésité mais non dañuy dem lu wax loolu leen di bind noir sur blanc il ne cherche même pas à comprendre oui ou non est-ce que c'est négatif est-ce que c'est positif est-ce que c'est réel ou pas est-ce que c'est faux ou c'est pas faux est-ce que lu mu wax am na wala amul est-ce que ce sont des choses politiques wala nangam dama ne Sénégal journaliste bu bëggee respect li moom ku ko convoqué ci ay conférence de presse di ko wax ay caaxaan dana ko wër ba nga xamante ni yow boo paree boo fenee dana la summi taatu neen ci kanamu askan wi ba nga xam ne ni ëllëg bala ngay convoqué nit ñi li nga xam mooy lan ci lan nga leen di convoqué fa ak foo koy teg boobu noonu lamp mënut a ñàkk te fa lañ jëmi barke Alxuraan Karim fa lañ jëmi
mais nag génération bi duñ ko def de génération bi ci topp ñoo ko def parce que génération bi moom noo ñàkk fayda xam lu ñu bëgg xam lan mooy priorité génération bi di ñoo koy def en réalité mais luy ndayu tey y a des gens yu volent des milliards luy nay problème mu Aliou Sall bi am non lieu fan la teg am non lieu fu nga teg il a été épinglé Cheikh Omar Anne mais ana Mame Mbaye Niang sunu milliards yi nii la nii ci zéro ah ana Cheikh Omar Anne nii la ci zéro ana na keneen nii la ci zéro ana la taxe des biens mal acquis ñaata milliards lañ ci def dem na ci zéro kañ la ni xam priorité en réalité kañ lañ koy xam en réalité gis nga saa waay dama ne ñun bu ñu ci bëggee génn xam nga lan mooy am mooy il faut que ñun si boppam ñu commencé ba journalistes yi ñu éviter di leen suivre il faut que ñu baleen ñun di informer entre nous lu am en temps réel ñu xool ñu rallier ko lu gars yi xam branché ko sur les réseaux sociaux yi parce que on est là suñu paree ñun du bouche à oreille ñu communiquer les autres ñu xamul commencé boycotté gars yi boycott leen journalistes yi bu leen jëndee xool boycott leen di jënd ay sax benn journal boycott leen sax jëndu seen revue de presse ba ci seen revue de presse ñaata revue de presse ñoo fi génn chaîne yëpp nag laa wax sans exception jamono Idriss Seck ñu àndoon ak Idriss Seck barke Alxuraan kër bu ñu ko takkee nga ne yàlla buur la nga ne kii malaaka la ñu àndoon ak Macky Sall bu ñu ko takkee nga ne malaaka la waaye ñi nga xam àndoon ak ñoom bu leen xasee nga ne ñii ñoo gën a bon ci àdduna tey ñoo ñëwaat tey di ko mais en réalité est-ce que ñun Sénégal ñun jàppewuñu ay golo par excellence la ñu jàppee en réalité loolu moom moo tax ma ne gars yi gis nga tey jii ñàkk ñoo wekk ñàkk ñoo jox respect ñàkk ñoo nangam moo tax ñu ni informer sur des gens yoo xam ne leen di informer c'est pas vrai xam ngeen débat bu ñu waroon a poser lan la débat bu am solo mooy budget le budget campagne yu Macky bi loolu moo ja c'est des milliards gars yi c'est des milliards et des milliards de francs CFA est-ce que Macky ci àdduna mën na am ok Macky bu dee xaalisam la jël def ko ci 8 milliards la déclaré woon les gars 3 milliards logistique ak les 7 milliards est-ce que Macky kon warta réunir wu est-ce que Macky warta réunir wu Macky yéen milliardaires ñoo ko daal bay war a financer ay campagne am est-ce que milliardaires yooyu financer campagne est-ce que publier leen ko est-ce que déposer seen état financier dama ne ba Sénégal des Sénégal ba léegi instant bii nii depuis ñu comprendre politique ba léegi yaa que Pastef ki déposé état financier gis nga tey jii bu ñu waxee ñu ne ñun dañuy faral Pastef waaw ñoo yey nag Pastef moo jóg di déposé état financier Pastef moom moo jóg di financement mu koy jëlee ci Sénégalais yi Pastef moo jóg di conscientiser Sénégalais yi di wax Sénégalais dëgg léegi nag ngeen ne ñun duñ défendre loolu noonu dis-moi lu tax ñun duñ défendre loolu noonu nga xam te ni lii nii c'est mooy bien Sénégalais xam ngeen da ngeen wax naa ay bu yéegee nangam yéegagul action nii réalisé à l'instant T ci loolu la leen di jugé Pastef lan lay réalisé à l'instant T nii Pastef moom mooy ñëw bayloo xale yi ah booy kaa leen kat danoo gëm ne suñu réew mi bay moo koy doxal kaa leen di bay booy jug bay Pastef moo daan ah booy ah hôpital yi amatuñ deret de booy jóg may hôpital yi deret parce que moo naan ah ñun ko gars yi dañoo bëgg wax sénégalais yi est-ce que du ngeen ñu dimbale ci seen poste seen xaalis sénégalais yi génne seen juróom ñu dem defi ko parce que moo ñëw ne sénégalais bi taxawal sa pétrole ñu ngi koy sàcc depuis 2014 wala depuis 2004 ñu ngi sàcc sa pétrole attention ministre bi génn fenn quelque temps nga gis ne Pastef moo waxoon dëgg Pastef moom mooy génn boobu ba tey déposé état financier ne man sama xaalis fii laa ko jëlee fii laa ko dugal leer na naññ Pastef mooy génn ne ah gouvernement defal nii Pastef mooy génn wax naa am ngeen ne ñun duñ supporter loolu boobu Pastef duñ leen encouragé duñ leen teg ci yoon boobu loolu ñoom dèjà yëggunoo pouvoir mais lu ñuy réaliser jom ju mu am li ñuy réaliser rek ñoom li ñuy defagum jom bu mu am ñoom li ñuy defagum fulla gu mu amagum li ñuy defagum mooy leerte bu mu am maanaam teg ko ci lu leer teg ko ci fu leer naññ lu mu am rek Pastef la saa waay avant tout mbir la saa waay avant tout lu am lu dal xel la avant tout parce que bàyyi nañ def seen parti may nañ dret di ma des sénégalais yi def ay sensibilisation conscientiser sénégalais yi ñuy wax ñuy wax ñu financer seen parti seen bopp pour demal seen bopp te sàcc ñu xaalis Sénégal ngeen ne nag les gens duñ continuer nag di encourager xoolal mouvement boobu action yi duñ continuer di ko encourager on va continuer à encourager ces actions gis nga dama ne tey jii bu doon ci dëkk yoon la nekk barke yàlla société civile oo rapport oo ñëpp ay génn saluer initiative bi ñëpp ay génn encourager lii nga xamante ni dafay commencer changement le champ politique dafay commencer andi ko changer radicalement parce que tey jii pour nga politique rek ñaar yi moo am seetlu leen ñenn ñi dañuy jóg di diaboliser Ousmane Sonko en personne waa Pastef jóg di def ay action gars yi kan lañ jox suñu budget ñoom état ñoom bu ñu xëy leen mooy seen métier au lieu que ñu def la nga xam ne ni kenn muñ ci dara dama ne
est-ce que nit dina werante ay autoroute à péage am na wala amut kenn du ko werante waaye tamit kenn du werante suñu train bi def nañ ci ay plus de 1500 milliards te dawal mu ngi poussière dama ne ku def lu leer par force mu feeñ bu ko nit ñi bëggee bu ko bañee am déet mais au lieu que ñoom jóg liggéey ils sont là à envoyer des mercenaires ay Abdou Mbow Kirikou ay Mame Diop Diasaka mu tekkiwul dara ay Aïssa Diop Fall yu tekkiwul dara ay nit yu ñàkk fayda ay nit yi nga xam ne ni de seen àdduna yëpp ay Serigne Pape Samba Mboup ak ay mag yi nga xam ne ni bu ñu juddoo ba léegi kàcc rek la ñuy def ay Moustapha Niasse nga xamante ni dafa ñoo sàcc ba génn boîte vocale la ñuy envoyé au lieu que ñu liggéey mais ñoo leen di jël tey di leen teg ci plateau yi di fen les sénégalais saa am ci benn kersa di wax sénégalais du dëgg saa am ci benn état d'âme sans benn état d'âme te ñoo leen jox suñu milliards ne leen defar leen suñu Sénégal Macky ba mu yéegee dama ne gars yi jox nañ ko 28000 milliards 28000 milliards plus de 28000 milliards jox nañ ko Macky ba mu yéegee léegi te dama ne Macky lu mu promettre woon ci conseil des ministres décentralisé ne dëkk bu ci ne bu ko defee mu développé gars yi 4000 milliards la est-ce que yéen a ngi may dégg dama ne ay 4000 milliards la waa est-ce que gars yi ay fen loolu du ay fen est-ce que jotul journaliste yi jóg informé ci loolu wax ci Sénégalais bi est-ce que c'est dur c'est Sénégalais billahi wallahi c'est difficile dama ne est-ce que yéen a ngi xalaat dama ne Macky Sall ba mu yéegee boobu léegi jox nañ ko plus de 28000 milliards maanaam da nga jël 28000 nga tegaat ba muy milliards yoon te dama ne Sénégal 28000 laa la wax ne 28000 gars yi dama xiif moo tax wax ji leeru ndax Sénégal yëpp a sonn dama ne 28000 ba muy milliards yoon lañ jox Macky dafa defoon conseil des ministres décentralisé dem Diourbel dig leen ay milliards dem Kaolack dig leen ay milliards dem Thiès dig leen ay milliards dig Niam dig leen ay milliards loolu yëpp boo ko boolee 4000 milliards et quelque la plus de 4000 milliards eggul 5000 milliards waaye yàqati ki nga xamante ni dafa soxla woon na ma yàlla jéggal dafa soxla woon ne la damaa soxla juróom laa soxla pour mën a dem fu ma bëgg nga jox ko téeméer kooku bu yeggul doo ko nokk est-ce que kooku bu yeggul yor jartu nokk les gars ah mais problème mooy kañ la Sénégalais di am courage kañ la ni am courage affronter la réalité kañ la ñu am courage xam ne ñii bëgguñu ñu Macky kañ la ñu bëgg Macky mosuñu lijjanti jabaram nag moo fi dem ay Chicago wala nangam di fa am ay genre dafa jël ay saako ay millions ay doom di daw leen oto yi doomu Mansour Faye kenn lu leen laal doomu Macky Sall fu mu dugg barki Alxuraan tam dañ koy xajji leer bam leer naññi alors que ñun suñu yaay ñoo jaay caaf di leen ko jox suñu baay ñoo jaay géej di leen ko jox mais loolu mooy problème bi tey jii kañ la ñuy xam suñu bopp kañ la ñu ciy conscientiser wu kañ la ñu ciy jéem a génn en réalité kañ la ñuy xam lan mooy priorité yi ñu di ko def kañ la ñuy forcer état mu xam lan mooy priorité bi tey nga jël secteur pêche bi Macky jël 2 milliards jaay ko suñu géej gii suñu géej gi 2 milliards waxoon naa ko Isa mën na ma témoin gars yi nekk à l'étranger yëpp mën nañ ma témoin gars yi thon foofu noonu thon jaune kilo thon jaune mën nañ ko jaay ba 30 euros gars yi Macky jël sunu thon jaune yi amul leen lu mu koy jaayee gars yi loolu leen ay 200 francs Sénégalais bi kañ ngay comprendre que yow chaque jour ñu ngi leen tey di leen nax di leen def lu neex nga comprendre dama lay Pastef jotagu ci réew mi waaye wallaahi wal kitaab bi gars yi seetlu leen est-ce que jàpp la posé une question bi est-ce que Sonko bu ñu ko mënoon a tëjuñu ko est-ce que suñ ko mënoon a giñ sàcc comme ni def Karim Wade defuñu ko est-ce que suñ ko mënoon a giñ yu bon defuñu ko mais ñàkk luñ ko giñ mu jub tegu ci yoon di def ay action yu nice ak ay militant moo tax mënuñu ci moom dara xam nga léegi lu ñuy def comme mënuñu ci Sonko dara comme mënuñu ci Sonko dara comme mënuñu koo tëj comme mënuñu ko giñ yu bon ñu ne leen saltel li Sonko di def na leen koy saltalee dañuy toog ba mu yàgg ñu ne Sonko financé na ko ñu toog quelque temps ñu xam ne ay duul la ngeen baal ma ci kàddu gi musuma ko wax waaye des fois da ngay dem ba mu mer ñu toog ba mu yàgg ñu xam ne loolu ay kàcc la ñu toog ba mu yàgg ñu ne Sonko jihadiste la pour yàq der de toog ba mu yàgg xam ne ay kàcc la Sonko foo ko fekk mu ngi Daaru Muxti mu ngi Tiwaawoon mu ngi leew leen ñeseen di seq ñoom jàmm doon sénégalais nag diiñ nag ñu toog ba mu yàgg ñu ne Sonko nangam la amut ñu toog ba mu yàgg ñu ne Sonko nangam la te loolu ñu koy wax yëpp boobu ba léegi ay kàcc la ça veut dire que ñoom dañoo nekk ci logique gu de information dañoo nekk ci logique gu lan yàq ki nga xam ne ni yow sa adversaire ngay yàq Sonko waxu leen ñëwul yàq leen de dafay taxaw ñëw ne leen lii ma teg terre bi bu demee jam ñaar bu dikkaatee ma fay leen waaw waxul dëgg
Sonko dafa taxaw ne terre bi financé ngeen ci plus de 1500 milliards plus de 1000 milliards waxul dëgg Sonko dafa taxaw ne leen seen pétrole bii ak seen gaz bi gars yi ñu ngi sàcc seen gaz bi quelque temps génn ñu génn waxul dëgg mais Sonko attaqué wul nit ñi de dëggam lay wax kenn du ko dindi yéen nag au lieu que ngeen jël seen dëgg boobu noonu ak li ngeen réalisé défendre ko mais ñàkk jom moo tax ngeen koy attaqué moom directement parce que moom benn nit kese di leen bëgg yóbbu yóbbal xeyam di leen kacciloo di leen subi ba ngeen set journaliste amul média amul ko jàppale amul géwél amul dara la am des gens qui sont là à défendre ces projets des gens qui sont là dignes waaye moo tax dëgg rek a neex les gars barke alxuraanu karim ils sont là à le diaboliser personnellement ay jugement personnel kii lii la kii ñaaw na kii rafet la kii boogaa la kii monoken la kii nii la mel kii nii la mel kii nee la mel alors que kooku noonu mel yëpp mu ngi def ay choses yoo xam ne yéen ba ngeen juddoo ba tey mosu leen ko def exemple rek laa lay jël ci doona sang bi ak kilindé yu makki bi kilindé yu makki bi su ñaata milliards lañ ci dugal ana brouette ya ana peel ya xomaat na tawte na ba xomaat tey la fii gën a salte tey la plage yi gën a salte tey xool leen tey la plage yi gën a salte tey xool leen rek waa Pastef ñu ne nan may deret mu réussir ñoom ñoo def ko fula ñu jël suñu domaine agricole ñaata milliards lañ ci def ut ay domaine agricole nan ma génnee ñoom ñaata tonne la ñu bay amuñu ko waa Pastef ñoo bay ceeb maa teg sama bët bay dugub maa teg sama bët bay gerte maa teg sama bët bay basi maa teg sama bët bay kanja maa teg sama bët mu réussir gars yi comparé leen ki nga xam ne dangeen ko jox ay milliards suñuy milliards ngeen ko jox ne ko dama nga liggéey moom amul dara ban jox ko suñu xaalis moom mënta réaliser dara ak ki nga xamante ni joxuñu ko dërëm dafa ànd ak ay nit ne kaa leen liggéey te yàlla tax góorgóorlu kooku réaliser waaye sama waay kan moo gën suma waay kan moo gën suma waay kan moo nekk ci logique de développement suma waay kan moo nekk ci élan bu gën a baax suma waay ki nga déggu leen ma ne ki nga xam ne dafa taxaw ne la terre bi bu dawee bu demee delsi taxaw ne la ñu ngi sàcc seen pétrole taxaw ñu ngi sàcc seen gaz taxaw ne la ñu ngi sàcc seen ressource matière première taxaw ne la dina métti ci Sénégal yi dina saf-saf taxaw wax la li mu la wax lu ne dara faatuwu ci kee taxaw fee fen la ne la terre bi def ma ci loolu quelque temps mu fen ne la sàcc ma pétrole quelque temps mu fen kan moo gën kooku kii taxaw jël ay milliards def ko ci ay bay doxul sunu milliards yu moomul milliards sénégalais doxul kii taxaw 0 franc la démarré teewul mu bay ay tonnes kan moo gën a baax ci bay bi kii taxaw ne la njàngale bi ni leen war a jàngale yow ngay andi affaire ngóor jigéen exemple tey bu ñu toolee Seydina Mouhamed gars yi di marche jullit yi fa taxawoon mais Erdogan dafa taxaw assumer ay responsabilités wane na moom jullit la Erdogan dafa taxaw wane courage wane na moom jullit la faire face à Macron mu ne ko la vie dure Macky Sall mi nga xam ne amul fit la préfet Macron la ñi mu wut a génn Sonko rek leen gisoon mu taxaw teewal Seydina Mouhamed bés boobu noonu waaye kooku nag lu mu mën di doon nag na waxoon dëgg rek xam na de kooku courant ya gëm-gëm la gëm ku am gëm la kooku aji gëm la kooku courant yaa la mu neex mu naqari ci diine bu mën di bokk gis ngeen différence écart bu am entre li nga xam te ni moom mooy leader parti Pastef li tax gars yi taxaw di ci wax parce que il faut que ñu taxaw foofu noonu focus wane différence bi ñu xam ne différence boobu moo ci am parce que ñun suñu demee ba di ko soutenir c'est parce que dafa wane lu leer gis nga bu wane woon leneen barki alxuraanu karim ñu gën a fete joxuñu dépasse keneen joxuñu dépasse mais est-ce que gis ngeen différence bi mu leen di woon ba tey ngeen dégg ma ñëwaat gars yi ci différence bi dama ne Macky Sall ba mu yéegee léegi jox nañ ko 28000 milliards te Macky Sall daf nu waxoon ne nu soxla na moins de 5000 milliards pour développer Sénégal mooy conseil des ministres décentralisé yéen a ngi may dégg loolu mu wax kàcc na Macky Sall bi mu yéegee boobu ba léegi depuis ko ba léegi transport Sénégal lekk na plus de 2000 milliards de francs CFA te amul benn retour d'investissement te dañ koo perte te loolu ñu financé woon yëpp nekkoon dañ ko financé ci biir dëkk bi de wala ay entreprise yi ci biir dëkk bi de mais entreprise étrangère terre bi français yee ko géré BRT bi chinois yee ko géré nga ñëw ci lan Dakar Dem Dikk fournisseurs yi ci biti leen nekk au moins sax laay wadd mi nga xam te ni man je suis contre moom laa jéemoon a defar seen biche ñuy monter ji jéem a créer benn chaîne de valeur au moins di monter suñuy biche fii à Thiès ba tey touristique gu Macky laa lay wax de Macky taxawaat ne la pétrole bi ko am xam-xam moo ci wax Macky pétrole bi d'après les contrats qu'on a signé est-ce que yokku na benn surplus ci les abris provisoires ci école yi
est-ce que contrat yu signé ci pétrole bi yokku na benn salle de classe yokku na benn lycée yokku na benn dispensaire ndax yokku na benn hôpital Macky taxaw fi ne dinaa leen tabaxal ay hôpital kañ la ko waxoon yàgg na daaw ba mu soog a yëg ba tey ab Macky tabaxul benn hôpital ren mu ñëwaat même kàcc yi lan ñu andilaat est-ce que li may dégg Macky taxawaat ne gestion bu sobre ak vertueux lañ bëgg boobu ba dégg ay scandale sur scandale yu mu teg coom-coom taxaw ba di ko affirmer ne am ñoo xam bu mu leen tëjoon dëkk bi toj am ñoo xam bu leen tegoon ci yoon dëkk bi toj waa léegi damay laaj ndax est-ce que Assane Diouf mu leen war a teg ci yoon si c'est loolu génn fii taxaw ne nangam taawnu Macky sa nangam taawnu taxaw si c'est loolu taxaw fii ne xam naa fu drogue bi nekk xam naa ñu koy jaay nam na woo kenn amul fitu woo ko Assane Diouf taxaw fii teppi fa mu gën a ñaawee ngeen ne da ngeen ko tëj waaye mooy gars yi leer na nag léegi leer na lu ngeen bëgg leer na nañ que ñun ñama jàll jàppee ay migi leen lu jàppee leer na nañ que sénégalais ñii ci kaw ay migi leen jàppee faalewu leen weeguñu leen leer na ñoom seen biir bu leen neexee saaga seen biir bu leen neexee sàcc seen biir bu leen neexee rësëxal seen biir bu leen neexee fen seen biir bu leen neexee dóor nit ñi seen biir bu leen neexee saaga nit ñi te ñun ci biti ku ko def ñu teg la ci yoon ba tey ci écart Ousmane Sonko laa nekkoon de ba tey li tax ñu koy soutenir te barke alxuraanu karim keneen ko def ni moom ñu soutenir la moom problème bi ba tey différence am moom nekk fi ñëw naan sénégalais bi way manqué ngeen lii maa leen jox nangam déedéet day ñëw sénégalais bi ne la soxla woo ma jox la dama ne la yow sénégalais bi am nga li nga war a am sa dëkk ba pare nan ko valoriser jox la li nga war a am li ñëpp bokk na ci ñëpp a jot waaye xëyti loolu ma gënal waay dama ne nga jël fee benn waay bu yor ay milliards am yor ay médiam yor nangam nekk su dul noonu ñëw fi taxaw sénégalais naan maa leen may nangam di fen je préfère ku ma man géej gii taxaw bëgguma taxaw fii ñu may jën je préfère dugg ci biir ñu wan ma nu may nappee loolu mooy différence bi kon ba tey yéen a ngi comprendre logique bi nga xam ne ñu ngi koy demee lu tax ñu ñuy saluer seen logique boobu lu tax ñu ñuy saluer seen façon de faire boobu noonu ah bien sûr Macky erreur wax ma la erreur de frappe sax mais erreur clavier sax warta woon a bokk sax ci clavier bi en réalité ba pare jël suñu yaay yi xoolal même pratique dama li ma metti li doon naxee suñu maam yi Senghor li doon naxee suñu maam yi barke alxuraani karim ñoom moom la ñëw di ñu ko naxee ay 70 ay mburu ay 5000 ay oto ay mbib ak t-shirt même chose la nit tey du naxee kon ça veut dire que ñun suñu xelu Mickey bi ba tey dañagul ci ñun suñu xelu Mickey yi ba tey dañagul ci ñun kañ ni am fu la xam ne lii dafa war a changer ba tey ma wax leen différence bi entre Macky et Sonko ne woon naa leen Macky jox leen ko 28 000 milliards bokk autant pour moi 28 000 milliards lañ jox Macky mu soxla woon moins de 5 000 milliards pour développer Sénégal ak conseil des ministres décentralisé waxul dëgg Macky ñu jox ko contrat pétrole yi jarul Sénégal Macky ne bu yéegee gestion bu sobre et vertueux defu ko Macky ne bu yéegee transport bi dina aw yoon ba tey la transport bi gën ñu rey Macky bu mu yéegee ba tey dafa ne woon ah IGE pour ñan la pour ñi OFNAC pour ñeneen ñi ba tey ma lay wax yow ñu ngi sàcc parce que récemment lañ gis ne am nañ turu 30 milliards ci Dakar Dem Dikk ak yeneen 7 milliards yi nga xam ne dañ ko yore fournisseurs yi muy plus de muy près de 40 milliards de turu bi nga xam ne ni am nañ ko ci Dakar Dem Dikk te ba tey kenn ci du mujj fenn les 29 milliards de Mame Mbaye Niang et Cheikh Omar Anne les 6 000 milliards de nangam par exemple kooku tamit nga ñëw jël ko jox ko say milliards ne ko demal nga bayal ma utalal ndaw yi xëy mu dem ne xëy mu utal ndaw yi kat mooy bay dama ne demoon agricole yi barki alxuraanu karim 5000 francs gën ci nga jël DER nan ma génne kii leen financé ba nga financé ba léegi génn ci nan ko def bañ a abbee ay nit parce que bu ngeen fi abbee ay nit suba ñu summi leen ñu taatu neen bu ngeen fi abbee ay entrepreneur suba ñu summi leen ñu taatu neen DER bi ñaata milliards lañ ci def ban sénégalais la jariñ ban jeune la jariñ ba tey Macky leen jox suñu milliards les gars logique bi laa leen wax li Macky def ci ay musiba ñu jógee foofu noonu créé waat yeneen affaire loolu ñu créé ba tey demande dama leen di laaj lan lañ jël kii lan la jël sénégalais yi defar ko sénégalais yi boo ko joxee ba léegi te pourtant ñu ngi ko jox suñu milliards 28 000 milliards ñaata lañ jox Sonko ay militant du ma ne sénégalais de ay sénégalais yoo xam ay militant Sonko la ñoo jël 125 millions 899 millions est-ce que da nga may dégg leen ko jox nekk war a nga wax ak sénégalais Sonko boobu ba léegi li ñu ko jotoo jox as néew bay na ci may na ci deret conscientiser na sénégalais yi financé na ci partem xoolal def na ci ak ay mbir yi nga xam ne ni boobu ba léegi kenn du ko weddi li nga xam ne ni jëriñ na sénégalais yi li nga xam ne ni boo ko calculé moom mooy carburant maanaam carburant député bu gën a tuuti
moom li ñu koy jox li koy as néew ay militant di jox wallaahi ñu ci liggéey boobaak léegi kenn xamul nu mu toll ci njariñu Sénégal est-ce que kooku loolu est-ce que am na photo est-ce que am na comparaison est-ce que am na photo léegi nag comme que ñoom mënuñu ciy génn li ñuy def moom mooy yàq deram comme que ñoom mënuñu ci def li ñuy def moom mooy jëm ko tilimal jëm ko bu doon sax dañu ko tilimal ne ah Sonko sàcc na ñu d'accord ma ne ñoom bu ñu taxaw ne waaw Sonko il a volé Sonko sàcc na ñu d'accord waaye bul fàtte ne ñoom ku ñu giñ sàcc ku ne dañ lay jàpp tëj la ban giñee Karim Wade sàcc dañ koo jàpp tëj ba pare mujj kàcc ban giñee Khalifa Sall sàcc dañ koo jàpp mais boo ne Sonko sàcc la te ñu ma koo jàpp nag xam nga ne kon da ngay kàcc nga ñu jógee foofu noonu mën nu koo giñ sàcc ñu dem war a wër ba sonn mën nu ko giñ dara ñu demaat ba mu yàgg ñu ne léegi nañ fay ay journaliste ñu yàq der Sonko ñu naan Sonko dafa otin Sonko dafa nangam Sonko di leen wax dëgg ngeen bañ ngeen bëgg bu leen di roof dëgg bi pas ci yéen vous êtes combien chaque jour ngeen nekk ci moom di yàq deram vous êtes combien est-ce que yéen du ngeen saluer nag est-ce que du ngeen toog ba mu yàgg ngeen rus ngeen saluer courage Sonko di ngeen toog ba mu yàgg ngeen rus ngeen ne neex ba neex waaye waa ji neex ba neex waaye nit dëgg gi ka nga xam ne moo taxaw ne état bu ma sàccee fukki dërëm tëj leen ma état mënu koo tëj ka nga xamante ni moo taxaw ne état faire face ak Macky wañ loxo ñëpp far force tëj seen gémmiñ ñu woo leen ñu wuy si ko far force moom ñu wañ loxo mu ëpp leen doole taxaw jàkkaarloo ñu mu am fit est-ce que jotul ngeen saluer courage am est-ce que jotul ngeen nangul ko est-ce que jotul ngeen ne moom exemple la ku ñëw dafa war a def lu war a raw lu mu defoon est-ce que jotul ngeen nangul ko loolu noonu en réalité parce que bu dëgg neexee yàlla moom dem ngeen ba giñ ko loolu lépp xam nga li ngeen di giñ ay fen la ngeen dem na ci ay jugement personnel ngeen toog ba mu yàgg Sonko lii la gëm lii lay def dem leen sax ba ñàkk fayda naan buñ ko fi giñee buñ ko fi dugalee buñ ko fi falee day tere ay baal ay milisib yéen a ñàkk fayda dëgg yéen a ñàkk fayda moom heure bu ñëwee rek nokk leen ci ay programme ak xam-xam heure bu ñëwee rek ñaf leen ci ay programme ak xam-xam heure bu ñëwee rek ruuxu leen dëgg ci ngeen di daw heure bu ñëwee rek démentir leen jëlal ministre de l'Intérieur fi nekk Aly Ngouille Ndiaye ba jeg na rek kam mu téele bi Assemblée nationale dina troxal ne la yaa waxoon ku fen da ngaa war a baax te Aly Ngouille Ndiaye da ngaa fen te Aly Ngouille Ndiaye lu mu fenoon mooy dafa ne gendarmerie nekkatoon Bignona nekkatoon Ziguinchor dafa intervenir nga toog ba mu yàgg ñu jàpp am gendarmerie tëj ko jox Ousmane Sonko dëgg Aly Ngouille Ndiaye fen ba ci am ba pare nag kon ne toog ne ak bëtu rëy bëtu looy yi kon ne taxaw ne xoolal ñeme ba dee nag biir assemblée taxaw di xëy nag di wax ak lexi duuf yi ah kañ ngeen di am fulla ñu changer les choses ñu changer le cours des choses moo li nappatun xale yi ay ngóor jigéen nañ leen di jàngal Sénégal laata fi ngóor jigéen am problème Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba léegi ngóor jigéen ban ngóor jigéen ngeen gis ñu tëj ko jugé ko ban ngóor jigéen ngeen gis ñu tëj ko jugé ko emprisonné ko amul kenn du leen laal ngóor jigéen ñi kenn du leen laal barke alxuraanu karim ku leen laal sa gat toj kenn amul fitam te pourtant ne Sénégal da ko diine la de moo tax ma ne gis nga kilifa diine yi suñu génnoon taat barke alxuraan wax ci lii musiba la dana la jural tey alamu tey vaccin yi ñu ngi nii noonu koy forcé vaccin yi waxuma la Macky Sall xool barke alxuraan karim 1 milliard franc CFA sama kër bu ko fa duggoon ma dóor la goon barke alxuraan man vacciné wu ma far force sama kër vacciné wul sama yoon vacciné wul te école barke alxuraanu karim ku vacciné sama doom billaay wallaay gourdin laa lay fekkee sama doom billaay lazi laa ilaaha yat laa lay yat bis laa lay fekkee sama kër laa lay fekkee école foofu ma ci réew ma ci vaccin yi foofu ma ci vacciné wu ma port de masque c'est dem seetaan ngeen plateau TFM gars yi ñoo dàqoon sol masque démb gisoo kenn ko sol masque gars yi dañoo xam ne ba xam ne ay dóor la Amadou Sall fii la toog ñëpp toog groupement am ngay fête sa anniversaire sol vax xoolal sol masque li jëntiwul sénégalais li jëntiwul force de l'ordre yi wallaahi bu doon États-Unis nga gis ko monoté léegi yóbbu barke alxuraanu karim léegi gis ab officier bu ko jël monoté ko barke alxuraan wala ab brigade yi jël ko monoté ko léegi jël yóbbu mais malheureusement au Sénégal dafa am Sénégalu A ak Sénégalu B Sénégalais ba nga xamante ni moom mooy jël di jox ñi ñuy dund ak Sénégal ba pare ñu koy def lu bon ak Sénégal ba nga xam ne dañ koy jox muy dund di def lu ko neex kañ la ñuy jël suñu Sénégal bi changé ko am fitu changé ko gis nga waxoon naa leen ko may leen vaccin yi moom man wax naa ba sonn Sénégalais dégguñu gis nga couvre-feu bi ñuy def ci confinement la ñu jëm te cas yi ñuy joxe du dëgg vaccin yi c'est pas vrai dëkk yu ñuy vacciné yëpp dama ne vaccin man d'accord naa man ñu ne ma ñu mooy ñuy defar garabu olof yi bu ñu defaroon vaccin yi barki yàlla ma pikiiru ko barki yàlla ñooñu mun ko defaroon ma pikiiru ko mais vaccin nu ne sax daan si ñi ma vacciné woon ma sida xalaatuma ko pikiir woo
ñu ma vacciné woon ma malaria xalaatuma ko ñu ma vacciné woon ma jaar fa Ebola ñu ma vacciné woon ma am polio ñooñu tey di ma vacciné waas xanaa man doomu keccax xanaa man damaa dof bu leen fàtte ne ci vaccin lañ jëlee sida mu law Afrique di rey ay nit bu leen fàtte ne ci vaccin lañ jëlee ay polio bu leen fàtte ne ci ay vaccin ci lañ jëlee ay méningite bu leen fàtte ne ci ay vaccin la fi malaria duggee bu leen fàtte ne ci ay vaccin la fi Ebola duggee gis nga bu ngeen vacciné woo waxuma la sida sax mais mida xam nga ma ne ay mida moo fi ñëw feebar mida moo fiy dugg dof soofu leen ban gis ba ñuux leen vaccin yi rek bu leen ci fo bu leen ci ree bu leen ci kaf bu leen ci nangam léegi nag problème bi mooy ñan ñoo am problème nag mooy les hommes de tenue ñoom borom yi chef non chef ñoo am problème nag gras yi vacciné par force wala ñu dàq la administration yi moom noonu lay demee mais dama ne taxaw leen ak courage def bloc xam nga dañ force reste la loi barki yàlla loi ñoo koy defar force loi amul force barki alxuraan karim xam nga ñoo am force askan wi population bi ñoo am force bu ñu xëyoon taxaw ne barki alxuraan karim loi bi day deñ doon 2 millions de sénégalais wala 3 millions de sénégalais barki alxuraan karim balaa ngoon loi yi deñ force day deñ loi amul force ay écrire noir sur blanc la gome lañ koy def duñ ko balaam koo sax mais dañ koy gome lañ koy def vite fait mais comme que ñun amuñu fula dañoo préféré nekk ay migé ak li ko Mollah Morgun waxoon mais nekk ay xar ok anyway lu ñëw ñu ñuuxuñu ko ñu toog di xool yi ñàkk fayda mbir mi loolu la mais ba ngeen xamoon histoire vaccin yi ak dañ dëxañ ci biir vaccin yi wax naa ko sama yeneen live ku bëgg a dem xool yeneen live yi damaa wax ba sama biir bi di metti damaa wax sama gémmiñ gi di fuur ku fi nangu vaccin yaa xam dem ngeen xool seen école yi gis nga école li ñuy jàngal seen doom yi allez vérifier aussi di saluer enseignants yi nga xam te ni taxaw nañ wala boog syndicat enseignants yi nga xam taxawoon nañ di xeex li nga xam te ni mooy l'homosexualité au sein de l'école jàngale l'homosexualité acceptation des genres gis nga le terme genre man damaa mënut a xam terme genre nan la kilifa yi toogee ba xool ba terme genre yi dugg fii barke alxuraan karim gars yi di nga toogam yàgg ne suñu kilifa yi nan leen mën a naïve lan leen mën a xoolee ba xaar ba xool di ñàkk fayda ba nga xamante ni genre dugg na fi sexe leen gëm ñun góor ngay nekk wala jigéen point très barre amul distinction far force Sénégal góor ngay nekk wala jigéen góor jigéen du fi nekk lesbien du fi nekk malheureusement nag ñun dañoo ñàkk fayda ba nga xamante ni góor jigéen yaa ngi fii Sénégal fees dell ay mariage ñu ngi koy def ñu ngi def ay vidéo ñu ngi dugg ci cérémonie ñu ngi yuuxu ca kenn mënu ci ñoom dara soo leen jàppee boo leen dóoree ñu tëj la bu ñuy def seen affaire kenn du leen jàppe ñaari fan ñu bale ñu libre ay passeport diplomatique lan am heure bu leen neex dem heure bu leen neex dikk yor seen i 4x4 jàpp suñu doom yi di leen dugg ci affaire ngóor jigéen bés bu set kilifa yëpp toog ne pat pataaral kenn waxul ñëpp toog mel ni ay ñun ñaw seen gémmiñ ñëpp pat pataaral la ñu xuy xamaj ñu mel ni ay looy loolu dafa am ñu ci war a wax duna war a ut projet de loi bind ko teg ko biir assemblée ñu voté ko tere fi homosexualité carrément tere fi ngóor jigéen carrément loolu mooy fula ma ne fula bi ni ko sama mbokk séeréer di waxee dama ne fula bi xam ngeen mooy lan mooy jël ay teg ab loi tere fi ngóor jigéen ku fi ñëw di wax ngóor jigéen ñu ne fii c'est interdit même de prononcer le mot genre au Sénégal ku bëgg a doon ngóor jigéen rek Sénégal arrangé wu la nga génn Sénégal duma moo nangu mooy de 1% nekk ay ngóor jigéen bëgg a fàtte plus de 16 millions de Sénégalais ñun nekk ñoo ay ngóor jigéen ku bëgg ngeen ngóor jigéen nga nekk ngóor jigéen te kilifa yi nag ñoo ci war a génn wax en réalité El Hadj moomu Dakota mu ne c'est ça tey jii ñun ñoo war a toog ne ah ñun kat vraiment li ñuy dund amul njariñ d'accord nga ne ñun ñëpp kenn d'accord ci ngóor jigéen bi waaye pourquoi les gens n'osent pas dire Macky pourquoi les gens n'osent pas dire à nos parlementaires da leen dire que ngóor jigéen terme genre na fi jógee terme genre na jógee Sénégal ngóor jigéen nañ ko tere Sénégal terme genre qualificatif genre nañ ko supprimer ci dictionnaire du Sénégal parce que pourquoi mënuñu am fula boobu noonu pourquoi mënuñu am fula ne Macky transport Dakar rek ah transport Dakar rek lim lekk maanaam moom moo ëpp lu conseil des ministres décentralisé moo ëpp lu mu lekk lim digoon yenn dëkk yi ndax Diourbel lu mu ko dig Kaolack lu mu ko dig keneen lu mu ko teg dama ne conseil des ministres décentralisé yi lim transport Dakar rek transport Dakar boo jëlee TER bi rek moo ëpp lu mu diggee woon ci conseil des ministres décentralisé yi xam ndax yéen a ngi may déggam déet te berte ñëwagul TER bi rek laa wax moo ko berte ñëwagul berte ñu gis ay Dakar dem dikk ñëwagul feneen ñëwagul Dakar rek transport Dakar rek les gars pendant ce temps yeneen dëkk yi ñu ngi bëgg a dee xiif sonn lool ba mun ñu ko way Bawol ba ma dëkk
extrait boo ko bëggee doom bu góor la fa extrait boo ko bëggee Bawol doom bu góor la fa Bawol ba ma dëkk ba tey saret yi ñooy transporter nit ñi barke alxuraani karim ba tey saretu fas ñooy bay ba bëgg a dee fas yi ñëw di transporter nit ñi pour que ñoom buñ bayee bu hors saison ñëwee ñu ñëw di transporter nit ñi leen di fay ay juróom ak fukki dërëm pour ñu mën cee génn Bawol ba ma dëkk jeunes yi buñ xëyee barke alxuraani karim sama baat ci kaw xam nga ne ministre de l'emploi le directeur de l'emploi te du la première fois ñu am ko de c'est pas la première fois Bawol di am ministre de l'emploi déedéet du benn yoon c'est pas la première fois Bawol di am directeur de l'emploi mais dama ne Bawol ba ma dëkk muy Njaareem Diourbel d'une manière générale Bambey Diourbel Mbacké boo fa demee booy Jakarta la ñu am amul fenn fooy xëy ne maa ngi xëy liggéey amul te dama ne Njaareem mooy ci marché arachidier la bokkoon xool leen Njaareem xoolal Sinéor ba fa nekkoon ñaata la doon da doon def ay diñoo araba ay chocolat ay beurre ay fromage ay diwlin Sinéor ne seulement njëriñ ñu fa amoon Sonacos ñoo ko accès si SAB njëriñ ñam amoon Bawol da nga doon xëy nit ñi ay car la doon def ay car di xëy di ñëw di tabax seen i kër muy rafet yor seen i doom ñuy jàng ñuy fay seen doom mission catholique fa nekk wala Bawol di fay seen doom ci école yu baax yi di leen utal ñu leen jàng waa instant bi paa yëpp ñu ngi si chômage technique ba paa yëpp muñ nanoo dee dama ne Bawol Sinéor ñu fa doon liggéey paa yëpp demoon nañ chômage technique ñi jël retraite anticipée paa yëpp muñ nanoo dee xam nga lan moo fay daw Javel mënut a employé 50 personnes Javel mooy dawal Bawol booy fa nekk ci Jakarta yi bu ñu xëy ko ci 200 foo jëm 200 300 sonn lool parce que booy am na espoir parce que booy yëpp mën na ñëw Dakar fii parce que boo naan booy dañoo xeeb booy xeebuñu de ak ñoo am jom ku taxaw fi naan booy dañoo xeeb waxoo dëgg barke alxuraan karim booy xeebuñu dara booy xoolal booy boo nee raxas boo leen wooyee ñu raxas boo nee Jakarta gën a métti boog ëpp ay danger xoolal état jëlu sax la peine encadré booy utal leen ay permis de conduire encadré seen transport bi may leen ay plaque ñu matriculer seen yëf xoolal utal leen ay casque ak ay gilet nga xamante ni loolu matu sax 100 millions matu ko 100 millions jëluñu sax la peine def loolu noonu pour booy lii ma wax Diourbel laa jël exemple parce que fa laa dëkk mais moo am Kaolack moo am fépp mais au contraire booy fa nekk ASP yeeg policiers yi fu leen fekk dóor mbéj nangu seen 500 francs seen fukki dërëm seen 2000 te du mujj fenn te booy li ñuy daw wallaahi wal kitaab bi dépassé koy joxe waaw booy yooyu bu ñu demee ba découragé est-ce que duñ jëm ci drogue bi est-ce que duñ jël gaal gi est-ce que duñ dem ci sàcc bi parce que nga judd ba yorob sikkim jàng ñu jàngal la école ba la war a jàng ne la jàngal boo màggee am liggéey nga jàng fa nga war a jàngee nga jàng ju liggéey nga ne da ngay entreprendre sooy entreprendre foo dem pour entreprendre du la jox financement boo amee sa financement boo commencé entreprendre ñu jël ay entreprises étrangères ñu ñëw écraser la nga jël sa Jakarta di ci dawal gaal la ko si ay 3000 ak i 2000 ak i boole ki mbéj ku la mbëkk ne la bu ma fontoo amoo ay kayit est-ce que bu yàggee doo jël géej gii dem sa yoon est-ce que bu yàggee doo génn Sénégal wala ngay agressé wala ngay sàcc ndaw yi Bawol yi sonn nan Njaareem extrait mënoo koo am Njaareem mënoo liggéey bëgg na pire est-ce que xam ngeen ne Njaareem ñu ndox mu nuy naan barke alxuraanu karim ndoxu géej ko gën a saf xorom Njaareem ndoxu Njaareem ku màggali Tuubaa gis nga ndox moom la ma fa ne ndoxu Njaareem noonu la mel dafa wex xatt xorom suñu jigéen ñi buñ biiree ci ndox moom la ñuy naan est-ce que yéen a ngi may dégg bu baax ndox mi sax mën na ko déceler te chaque mois waa Njaareem di fay facture yooyu noonu ñuy fay fan lay jëm doone ma SDE facture yooyu yëpp da koy consommé doone ma Sen'Eau da koy consommé doone ma SONES da koy consommé mais ñu doon koy consommé kon ne di ko jox ay Macky Sall mu ko ne di def fi ñàkk faydaam yi di jox ay Marème Faye Sall muy xawaare ay doom di sol ay di dawal li ko neex ay Mansour Faye doom di dindi ay kër 100 millions Njaareem amul dara Fatick amul dara Kaolack amul dara lii ma leen di wax barke Alxuraan je prends tout le monde en témoin na leen jël oto biche sol ci ñëpp gaa yor ay vidéo ñu dem Njaareem bu fa gisee structure bu ndaw di xëy ma fay leen ñu ne le ministre de l'emploi fa la nekk le directeur de l'emploi fa la nekk xam nañu dóore booy kaa ñu wala ni ngeen defaree ay saabu jël quelques jigéen dajale leen ñëw fat wane leen jigéen ñu xam lan mooy A lan mooy B may leen 2000 ne leen waa jàppale leen ma politique dina leen jàppale ba élection jotee ñu jël jigéen ñi dajale leen ñoo jël ay xaalis may leen 150 000 groupement bu ci nekk solo leen ay tiset ay sandis nga ñëw yuuxoo ba mel ni golo ñu baleen ngeen dem seen yoon loolu moo am en réalité Njaareem ñaata liir ñoo fay judd ji fa dee
hôpital ba fa nekk barke alxuraan kenn dugg fa xet moo lay bëgg a yóbbu yombal xayam hôpital ba fa nekk sàcc gu tara moo fa nekk ku mën a sàcc mairie ba fa nekk deful liggéeyam foo tourné ci Njaareem manit maa ngi fa foo neqari na Njaareem benn poste de police la am poste de police ba lijjanti wunu Njaareem musta am agression Njaareem musta am xale bu bon foo leen fekk ñu ngi fii Petersen Bawol foo ko fekk mu ngi woon Petersen wala boog mu ngi woon ci VDN bi di liggéey di góorgóorlu magasin yi ne Dakar yëpp ñoo ko yor mais teew noonu la amee jom chaque weekend boo leen fekkee ñibbi leen seen kër yi ku ci am ku ne rek tabax nga sa kër demal les villages de Diourbel ku dem Europe sax boo ñëwee da ngay gëm sa village dem tabax fa sa terrasse gëm sa bopp mais on n'a rien à Diourbel on n'a rien à Dakar on n'a rien à Kaolack on n'a rien nulle part et vous voulez qu'on reste là et bu ñu jëlee géej gi yéen dañuy xaru et vous voulez qu'on est là à dire que woy Sénégal dina baax ba pare bu ñu amee ku baax ku mel ni Ousmane Sonko wala keneen ngeen taxaw di ko diaboliser di fen kañ la ñuy changer les gars bu yéen a di ici les jeunes de Diourbel sont fatigués daw ko ci Jakarta mel ni nee nan ñu policiers yi bàyyi leen di leen mbéj am na policier bu ñu fay tudd Diourbel tout le temps solal nga booy yi mbéj dóor kaj yi ramasse bàyyi leen bàyyi ñu liggéey ñax am dépense te tu vous êtes au courant de ce qui se passe personnellement policier boobu xam naa ko xammee naa ko booy woon nan ma ko solal ngeen booy ba leen booy ñu nekk ci jàmm booy dañoo xiif dañoo sonn amuñu liggéey jàng na ñàkk ñu jom booy sàcc ñu fenuñu Jakarta la ñu costé 200 wala dugg di yenu ay waasintoo ñu leen di fay wala jël saret di ko dawal ñu leen di fay mu jox leen booy liggéey sécuriser wule leen su nga leen jàngal bon du am sens su liggéey amuñu sens ci secteur privé bi amuñu sens ci secteur public bi ba pare ngeen di xatal booy di leen sonal ak dóor ba leen Sénégalais yi ñu fi di les jeunes de Baol sont fatigués Diourbel amul fenn foo defee loisir stade bi xam ne moo fa ne tali stade Diourbel tali moo fa am tali Diourbel presque amul terrain Diourbel amul dara Diourbel tàngoor moo lay bëgg yóbbu yombal xayam te pourtant ay milliards dañuy jël di ko ñàkk di ko def seen meeting yi di nax sunu yaay guddeeg bëccëg Diourbel dafa jot avance as néew jeunes yi ko góorgóorlu wala maire yi ñoo ko góorgóorlu dajale ko def ko fa demal Fouta moodu yi ñoom ñooy eggale seen école yi ñooy tabax seen école yi ñooy tabax seen hôpitaux yi ñooy tabax seen santé yi demal Kidira loolu moo fa am demal feneen ak feneen ça veut dire que qu'est-ce que l'État sénégalais fait pour les Sénégalais quelle formation ay formation yu classique yu ñàkk fayda yu nu amulul benn importance ay éternels ouvriers on nous forme comme ça des éternels ouvriers on ne forme pas pour être des entrepreneurs on ne forme pas même sax bu la formé nga nekk entrepreneur peine perdue doo am financement bi wala boo amee financement bi boo ñëwee ne da ngaa ñëw dugg ci construction wala immobilier wala nangam xoolal Eiffage moo lay écraser vite fait loo nar a gagné état moo koy gagné mu jox la nga nekk sous-traitant nga traité ñaari fan am problème mu xaalis mu ne la sama yoon ñoo ci eggale ko wala mu tëj la ñu tëj la. ana war yi dee na ana sunu entreprise nationale yi ana joni donte Bougane Gueye Dany moom défiant la des fois mais malgré amoon na initiative boobu noonu ana mu dee na mais la vérité en est que sénégalais ñoo war a jël seen i responsabilité conscient ci li ñu war a def conscient ci li ñu bëgg conscient ci lan leen war fi teg conscient ci ñi nga xam te ñoo war a yor sénégalais yi parce que tant que amuñu conscience boobu noonu dañoo war a Sénégal sanctionné Sénégal duñu ko changé ma ne Macky Sall xoolal moom la Marième Faye Sall ak ñetti doomam bu dee am nañ ñeent sax Mansour Faye Sall ak njabootam bëgg moom suñu Sénégal lekk ñàkk nañ fayda laay wax def ni ko ak Karim Wade ak Singli tey ñu ne ñàkkaat fayda Macky Sall dañoo ko defaat même chose waaw dama ne nag mag nag lu mu nangu teg ko dagan na am déet mag lu mu nangu teg ko dagan na gis nga couvre-feu bii nii ak vaccin yi dañ leen koy forcé ndax Macky moo moom mënuy forcé vaccin vacciné wun xaalis ba ngeen def ci vaccin yi dem leen ngeen dimbale booy yi ci entrepreneuriat n'importe quel entrepreneuriat bi ngeen di jàngale bu classique bu bon bi de entrepreneuriat bu ñuy jàngale en Europe tu verras des jeunes entrepreneurs de 11 ans ba xam dañ lay encouragé ba xam dañ lay financé ba xam état bi même moo ut ay agents yu lay orienté yu lay accompagner ces projets waaye fii ku fi bind projet bu baax mu ne da nga koo déposé bëgg financement doo gis projet doo gis financement da ngay xëy ñu koy déroulé doo ci mën ñaar dërëm doo ko ci mën au contraire seen booy la ñuy jël naan sama booy bi seen booy la ñuy jël di leen ko jox xaalis bi ñun ñuy toog di dee xaalis boobu xam fu ñu koy jëlee ci keccax